salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm jàmmi yaram jàmmi biir di ñaanal Sénégal jàmm di ñaanal kilifa diine ak kilifa aada yi ak kilifa réew mi yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm ndax comme ni ma koy waxee rek Sénégal péricurus nañu benn bu moo ñuy nas mu am coow loo xam ne nag jóg na muy coowal pétrole coowal pétrole boobu nag mu jógee daanaka yàgg nañ ci di wax ndax média national yàgg nañ ci di wax waaye gis nañ ne ba ci benn chaîne defee bu ñuy wax BBC defee reportage dafa mel ne mbir mi dafa wuññëwaat ba nga xamante ne ni ki nga xam ne moom mooy procureur de la République génn na def ci conférence de presse wax ci dossier yi nag mu nekk ñeenti dossier mu nekk wax na ci mbirum Petro-Tim bi nga xam ne enquête bi DIC moo ko yore mu wax aussi tamit ci li nga xamante ne nii moom mooy rapport IGE yi bu leen fàtte ne état bi mu ngi doon wax ne jotagu ko waaye gis nañ ni li nga xam ne mooy médias yi jot nañ ci te ñoom xamuñu nan lañ def ba médias yi jot ci nan lañ def ba réseaux sociaux yi jot ci xam naa ne loolu tamit mu ngi nekk enquête boo xam ne mu ngi nekk ci loxo yu brigade de recherche mu nekk deuxième dossier bi mu ne beneen dossier bi aussi mu nekk li nga xamante ne nii moom mooy affaire Fallou Sène di troisième dossier bi nga xamante ne nii dañ ko jox li nga xam ne mooy brigade prévôtale bi nekk fële ca Saint-Louis moom tamit mu cay def l'enquête waaye aussi tamit mu nekkaat ci li nga xam ne moom mooy quatrième dossier bi nga xamante ne nii 94 milliards lañ si doon waxtaani ñii di wax 125 ñii di wax 82 ñii di wax 92 ñeenti dossiers yooyu yëpp tamit procureur leeral na ne dina nekk yoo xam ne dinañu ko càmbar mais ñun liñ ciy wax moom mooy que ne dafa am lenn luñ ci jaar mooy pourquoi aujourd'hui li nga xam ne mooy presse nationale bi nga xam ne presse bi nekk ci biir réew mi yàgg cee wax kenn joxu leen gëdd ñu dem xaar ba BBC def ci reportage ñu door cee indi li nga xam ne moom mooy ay leeral kon dañuy gis ne gëdd bi ñu jox presse internationale bi bokkul ak gëdd bi ñu jox presse nationale. beneen wàll bi mooy li nga xam ne mooy secret d'état nan la ñuy def ba rapport boobu nga xamante ne ni jóge woon IGE nan la ñuy def ba mu tombe ci biir loxo yi presse que ça soit réseaux sociaux yi ba ñu koy partageante te état jotu ko kon foofu aussi càggante am na beneen bii ñuy wax moom mooy que ne ci wàllu pétrole bi te ñu ca wartee def ndànk nag ndax pétrole xam ngeen ne fu mu am boo ci cosetee brin boo ko ci sànnee rek foofu day daal di tàkk te gis nañ ne si biir jàngat réew yi am problème ay am pétrole yëpp nekk nañ ay réew yoo xam ne nekk ñu si jàmm fitna baa nga fa te yaakaar naa ne suñu Sénégal bi war nañu def très attention ba nga xamante ne ni fitna bi du yeewu ndax su ngeen xoolee réew yi am pétrole depuis ba fa fitna yeewoo ba léegi kenn mënu koo fay ana lu ko waral lan moo indi coow bi am na ñoo xamante ne ni ñu ngi ci boof di ci dund peut-être au détriment des autres Sénégalais am na si ay coow yu wax am na si ay kii yu wax ba nga xam ne procureur bu mu waxee sax dane képp ko xam ne am nga ci lu la leer mën nga porter plainte waaye booy porter plainte aussi na nga ci indi ay firnde yu wóor ndax aussi il ne s'agit pas de porter plainte rek gratuitement d'accuser des gens gratuitement ndax lépp looy tuumaal nit ki aussi na fekk nga am ci preuve waaye nga bañ koo tuumaal rek ci bànneexu bakkan ñu war cee indi ay leeral nag c'est normal ndax mbir bu amee ay leeral war na see ñëw su ko defee ñu gindi ci askan bi nga xamante ne nii ñoom ñooy déglu te xippi seeni bët ndax ki nga xamante ne nii moom moo doon Karim Wade bu leen fàtte ne ba ko créé woolooy li nga xam ne moom mooy ñooñu yore wàllu enrichissement illicite mooy maanaam boo yoree alal boo xamante ne nii alal bu setul la war nga ko mën a firnde gis ngeen la ca xew tey mu dalaati aussi te ki nga xam ne moom mooy rakku président de la république di Alioune Sall xamuñu ndax dëgg la xamuñu du dëgg waaye lu ci mën ci am rek am na loo xam ne presse bi romanaat na ko wax na ko waaye loolu xam naa ne ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ci àddu ñoom ñoo ciy indi ay firnde pourquoi ñu war a def attention ci pétrole bi ndax am na benn góor gu baax mu ngi ma doon wax ne sax pétrole day borom der bu weex la jig waaye borom der bu ñuul bu ci wax soo moytul di nga ci des te boo moytul di nga ci tax répp te boo moytul coow dina la ci topp mu mel ne la góor ga doon wax dafa mel ne dëgg la
ndax gis nañ ne Frank Timis mi nga xam ne ak investisseurs yi nga xam ne ñëwoon nañ fii di def exploitation bi di xool def ci seen i koppar def ci seen lépp ngir saytu fan moo am pétrole yan gox ak amul pétrole ak yeneen yi nga xamante ne ni aussi ay contrat qui ont été signés yaakaar naa ne yooyu yëpp coow li mu ngi ci te ñu ngi demander aussi li nga xamante ne nii moom mooy yoon na def liggéeyam su ko defee képp koo xam ne takk na ci ak képp koo xam ne xam nga ci dara nga indi ci ay preuve et képp koo xam ne yaakaar nañ ne wala njort nañ ne li ñuy wax ay suspect la aussi tamit tax nga si ñu woolu ci kanamu yoon rek nga joxe li nga xam ne moom mooy say argument mais lu ma gën a yitteel man Cheikh damay wax ni jàmm moo gën jàmm moo gën jàmmaarlu te luy nit di am ba ñàkk jàmm ndax bala ngay xam valeur jàmm nga ñàkk jàmm ñu def attention ci li nga xam ne moom mooy wàllu pétrole ak wàllu coow ndax ni ma ko waxee rek ci sànq réew yi am pétrole yépp nekk ñu ci jàmm te fitna baa nga fa te comme que Sénégal mu ngi ne ñu ngi fii ruuman dak pétrole te pétrole bi sax gisaguñ ko pétrole bi génnagul kon pétrole bi bis bu génnee mbaar bu boobaa réew mi fitna bi du gën a yokk ndax comme que ci exploitation ci kii dong la ñu nekk ci saytu ba gis nañ ne pétrole bi moom am na mu nekk nag mu des nag li nga xam ne mooy exploitation bis bu demee ba pétrole bi ball ndax su boobaa coow li du gën a du weesu fii ban fitna la mun a jur kon dañ ciy woo Sénégal yi yëpp muy man muy doomu réew mi ndax am na ñoo xam ne tey réew mi bu tàkkoon it am nañ possibilité dem bitim réew dox waaye am na ñoo xam ne amuñu possibilité bi kon am na ñoo xam Sénégal la ñu am bu doon tàkk buy neex buy naqari yépp fii la ñuy resté kon ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoom naan ko wàllu yoon aussi ku ci nekk wàllu wa nga xam ne moom nga yore na ko def képp koo xam ne aussi am nga ci ay preuve nga indi ko waaye duñ fi nekk rek di coow guddeeg bëccëg pétrole gis nañ ne Baba Aïdara waxoon na ci mu am yenn presse ñoo xam ne waxoon nañ si ak ñeneen ñoo xam ne waxoon nañ ci waaye yaakaar naa ne fi mu nekk nii pënd bi wurreegul te ñun askan bi aussi ñoo ngi toog di ferenkulaay di xaar fajar gi di xaar pënd wur yi ndax sa mbir mu nekk rek il y a le fond et la forme le fond xamuñu ko la forme xam nañ ne pétrole xam nañ ne am na ñuy am na ñu ciy tuumaal ne jot nañ ci ay koppar yu baree bari ci anam boo xamante ne ni jaarul yoon ñun askan bi nag amaguñ ci luñ ci leer waaye lépp loo xamante ne ni yaakaar naa procureur wax na ko rek dinañu ci indi ay firnde indi ñu ci aussi tamit gindi ñu ci ba nga xam ne yoon dina def liggéeyam comme ni mu waree mbirum li nga xam ne aussi tamit Fallou Sène gis ngeen ko étudiant ba ñu reyoon fële ca teen yi ba ñu ne takk der yi mooy wax ne foofu tamit yaakaar naa ne takk der yi ay Dieng Diop Sow Faye ñoo nekk ci biir étudiants yi quel que soit le degré de revendication nañuy am une certaine philosophie mooy je suis venu pour apprendre parce que tey jii képp koo xam ne ñàkk nga sa bakkan kii ñàkk bakkanam rek mooy perte ay waajuram tamit ñoo ci am naqar ndax kii dee na ba pare léegi nag ngeen desi seenum naqar moo tax nañuy def ndànk fitna xejul ci kenn fitna xejul ci lenn te tàkk der aussi ay doomu réew mi lañ ay doomu sénégalais lañ ku ci gaañ nit wala nga rey ci nit du loolu nga bëggoon du loolu moo nekkoon sa yéene parce que sa yéene ak li nga xam ne moom mooy seen mission c'est de protéger les personnes et leurs biens kon ñu ni tamit war nañu aar takk der yi war nañ leen a sàmm puisque ñoom ñoo ñuy sàmm parce que dafa mel ne environnement bi rek environnement bi moom moo ñuy sàmm waaye ñun tamit il faut que ñu mën a sàmm environnement il faut qu'on puisse protéger l'environnement pour que l'environnement puisse nous protéger di delluwaat encore une fois di wax ne nañu delloo si xel yi suivre nañ conférence de presse bi yëpp lañ ca wax ak ñeenti cas yëpp nga xam ne souligné nañ ko ñu répété waat ko kaawu Petro-Tim kaawu Fallou Sène kaawu rapport IG yooyu nga xam te ne état bi neen sax jotagu ko te mu ngi yaataa yëmbi ci biir réseaux sociaux yi ak li nga xam ne aussi tamit moom mooy kaawu pétrole bi kon ñoo ngi leen di attirer seen attention di ci wax nañ ci demee xel bañ ca demee xol kon loolu la ñu amoon lu ñu leen di wax di leen baalu àq nag di jégalu di wax ne asalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakaatuhu